di Ngoné Ndoye moom mi nga xam ne nag moom mooy présidente tamit FEMIDEC ci wàllum jigéen xale ak wàllum immigration nag ci lay yëngu madame la ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax El Hadj Ahmed. di fay itam sa téléspectateur yëpp. di nuyu di leen nuyu mais surtout di nuyu sa équipe. di nuyu sa direction de service di nuyu itam seen kër alhamdulilah. ñu daal di dooree laaj yi nag balaa ñëw sax ci wàllum politique parce que dëkk bi moom kenn du ne Ngoné Ndoye bu tëngee te sa xel du dem ci wàllum politique waaye laataa loolu nag dafa am ci yenn yoo xam ne tamit yaa ngi ci comme ni ma ko ubbee rek wàllum soxna yi xale yi immigration mais dafa am daal lu xew barki Dembo Ndiaye fii ci île du Saloum yi. mu nekk loo xam ne lu tiis wu méttee méttee ba lu ëpp ñaar fukki doomu aadama sax ñàkk nañ ci daal seenu bakkan te soxna yee ca gën a bëri en tant que soxna bi nga ko déggee daal loo yëg. encore une fois la ñuy wax lu metti dalati ci soxna yi ndax ñaar fukki soxna ak benn bokkoon di liggéey ki doon dawal gaal gi rek mooy góor dem di liggéey loo xam ne dañuy ñëw di ko indil seen njaboot am témoignage bu ma dégg sax borom kër gi ne maa ko daan xiimal lëwal ma def lëwal bi xaar ko ñëwul di ko xaar ba def deuxième bi ñëwul fa lañ ma fekk woo ma loolu déjà dafay indi ba ma jëkkee jaale waa kër gi parce que jaale ñañu bokkal jaale ñañu bokkalul te bokk ak ñoom xalaat jaale ñi nga xam ni ñooy waa dëkk ba jaale Sénégal jaale sëriñ seeg njiitu réew yeeg liggéeykat yi parce que metti na mais surtout jaale la communauté des femmes jigéen ñi nga xam ne ñoo yor kër yi kooku ba ñu ñëwee ni ko am na toj-toj bu xew mu daw soxnaam nekk ca day indi problématique ne soxna yi léegi ñoo yore kër yi soxna yi ñooy liggéey soo xëyee 4 heures du matin ñoom ngay dajeel sooy liggéey ñoom ngay dajeel soo ñëwee ba accès ci kër gi ñoom ngay xaar ñu indi la nga lekk indi la nga naan toppatoo la nga tëdd doog a xalaat ñoom tëdd te bala ñoo tëdd waajal seen xëyu fajar encore li muy indi mooy charge ak poids bi nekk ci soxna yi yaakaar bi ñu wéer ci seen kaw ñàkk mën a toog gi ñu ñàkk mën a toog dëkk toujours nag ci daani seen doole yàlla indi safaan boobu ci jamono boo xam ne ñu ngi jooy daakaati noppooy guñ ci jamono boo xam ne tali bi li xale bi wax barki démb nekkatul par benn nekkatul par ñaar par groupe bu nit lañ ne faatu nañu ci saasa dematoo sax hôpital xaar tuuti ni tali bi di ko defee noonu la ñu gisee tamit tàkk-tàkk yi di ko def marché Kaolack xam nga ne soxna yi fa lañ daan daane seen doole ma ciy nuyu daba si la mi nga xam ne fa lay jaayee ndékki di ci nuyu jigéen ñi nga xam ne ñëpp fa lañ daan daane seen doole marché bi xëy tàkk ranch de Dolly xëy tàkk Ndar station service ba tàkk insécurité boo xam ni dafa galopante ci sunu réew mi fi mu nekk nii lépp loo laal rek muy indi safaan lan moo xew Ahmed Aïdara ndax ci ñun la maanaam ci nit ku doxal lu mu warul a doxal wala ndax ci ñun la ci responsable de service yoo xam ne manqué nañu ci lu jëm ci sécurité ak prévention ndax ci ñun la ci ñoo xam ne dañoo dëgër bopp bateau le Joola doyu leen misaal ba ñu continuer waat di def jëfin yoo xam ne xam nañ ne jubul ndax borom gaal ga nee na bi muy dem dafa gis ne ëpp na ba moom moo jóg dawal ko boppam bi ñuy dellu si bi mbir mi laata am bi mu nee équilibré leen gaal gi xëy na ci li xew-xew donc ñi ciy yéeg tamit te mu leen li woon dox leen ñu préféré plutôt que 3 kilomètres nañ dugg si gaal gi est-ce que tamit ñun ñu ngi am farlu lool ci lu demee noonu. est-ce que état amu ci part de responsabilité. moom laa wax service yi médecin après la mort. moom laa wax service yi gilet yi ñu wax ne nañ koy sol ak yooyu est-ce que contrôle baa ngi am. ci loolu mooy service yi ma lay wax. parce que bu fekkonte ni ñoom xam nañ ne dëkk bi kenn mënu ci accéder dul ndox ngay jaar. dëkk boobu warul sax am benn gaal buy jàlle nit ñi war na am plusieurs gaal gu nekk war nañu la imposer maanaam teg la sañ-sañu nga am gilet de sauvetage pour nombre de personnes ndax fu fanweer nit war a dugg. dem ba 60 et quelques personnes dugg ci xam nga jéggi na dayoo amul contrôle amul sécuriser sa bopp man bi may nekk maire Tëngéej dama mayoon kii borom gaal yi juróomi téeméeri gilet laa leen may parce que boobu dañ leen jëndaloo nu te ñu jënd juróomi téeméeri gilet teg ko ci loxo Pierre Mboup mu dem yóbbu ko coow leen jox ko borom gaal yi ñu séddoo ko donc kenn ku ne am nga responsabilité dégg naa maire bi mu wax néew na doole ñàkk na pexe moo tax booy def décentralisation ñu koy wax communalisation à outrance maanaam nga ne commune yëpp gox yëpp da nga bëgg ñu doon ay commune am na tam gunge boo leen war a gunge yow état ci koom-koom ba ñu mën a attan seeni soxla ndax maire bi ma dégg ku xam problématique gu goxam la ku xam soxla yi ca gox ba la mais ku ñàkk doole la ku ñàkk pexe la yooyu pexe nag dafa laaj état bàyyi ci xel
bàyyi ci ak taxawu te ñu bàyyi tey bu ñu loree soxna lii ñu lor ni soxna yépp ñaar fukki soxna ak benn ñenn ñi ànd ak lor dem tiis na tiis boo xam ne te prévention routière ñu ngi jël seen communication accès ko ci jigéen di wax ne jigéen ak prévention kon wane ne rek la femme est au cœur du processus elle est au cœur même du développement des populations ndey mooy lépp kon nañu gën a bàyyi xel soxna yi te état bi gën a bàyyi xel lii xew à la base. à la base mais médecin après la mort nag la ñu bëri di faral di wax lii xew fii daal at bu ne dafay xew te daal mu mel nii daal état dafa mel ni lu xaw a démissionné. bu ko defee nit ñi jëlal seen bopp seen soxla jatu dañ ne bañ ne jatu leen fekk na soccet pare soo jëlee nag sa nen yépp nga def ko ci benn këll su këll ba daanoo toj dootoo am pexe na nit ñi am loo xam ne dañ koy jëlal seen bopp en charge d'abord une conscientisation nit ki war nañ ko xamal ba mu xam lan la risqué informer ak former yooyu société civile moo koy faral di def association yi ak organisation yi mais maire yi am ci part de responsabilité ndax tam xëccoo booy xëccoo ne fekk nga am xam-xam am mën-mën parce que nit ñi jox nañ la sañ-sañ bi bu ñu la falee jox nañ la sañ-sañ mais tam foog nga am ay solution yoo mën a trouver ci say problématique gu population loolu moo waral ba ñuy wax porte unique ci coopération ci wàllu décentralisation dama waxoon ne décentralisation warul la mën a bokk ak état fu muy wutee ji coopération parce que war na mën ci coopération décentralisée ay nawleem yeneeni maire ci yeneeni dëkk yu bokk ak ñoom ay soxla comme Tëngéej ñi mu bokkee soxla ak Pays-Bas la Hollande ci wàllum avancée de la mer war nga ña nga bokkal soxla ci yeneeni réew nga am ak ñoom coopération ba mën a xettali sa réew ak sa askan maanaam sa localité moo tax itam ñi ñuy fal ci gox-goxaat yi war nañu leen a xam mais population bi war nañu am li ñuy wax le contrôle citoyen maanaam teg seen bët di saytu li ñu leen di dogalal te bañ a bàyyi ba toog ba yoxet soog a nag di rëccu di dem ci gannaaw ñu soog a nag mujjee ci état mi nga xam ne moom la ñu jox sañ-sañ bu ànd ak doole. bu ànd ak doole d'accord mais madame la ministre sa kuréel gi ba léegi nii rek comme ni ma ko waxee sànq soxna yeeg xale yeeg ak wàllum immigration am nag loo xam ne dafay xew muy mbirum Mbayang Diop yaakaar naa ni yàgg nga koo dégg ba ñu xëy daal ñu ne léegi nag tëj nañ ko faf giiru dundam ci Arabie Saoudite te yow nag loolu moom daanaka yow sa dossier la sax. waaw ma dellu si waat ci soxna yi. lépp ci ñun lay dal. ñun lépp lu metti ci soxna yi lay dal. maa ngi profité def appel jigéen ñëpp yu nekk Sénégal ak sous-région Afrique de l'Ouest ñu gën a am pas-pas ak takkute ci sunu soxla yi nga xam ne ñun ñoo ko moom te ñun ñoo koy yëkk xam nga soo jugee bettenti bàyyi fa jigéen ñooñu désarroi bi ñu bàyyi seen gannaaw ci seeni doom ci seeni goro ci seeni borom kër ca dëkk ba ca sax la ñu doon liggéey mu war a sooxe du jour au lendemain kooku désert la tey xale bu xonk coy xale bu ndaw d'abord jóge Sénégal rek wuti daawul am xale bu jigéen bu ndaw jóg ànd ak jibbu boppam di wuti mooy am na lu xew ci réew mi tam bu ñu toogee ba immigration ay xale yu jigéen di dugg ci gaal ak affronter désert bi ñenn ñi sax dañuy ëmb ñi ci des dañuy yore lokkas na ko xale yu ndaw dem di wuti ji lu ñu am mooy problème am na. ñàkkub liggéey. boroom kër yi nga xam ne ñoo jur xale itam te nangu leen a bàyyi ñuy dem mooy ñoom itam amuñu pexe mais li gën a garaaw te gën a doy waar te gën a attirer suñu attention mooy état ñàkk a mën a taxawu ay ndawam yooyu nga xam ni ñu ngi am fu ñuy sukkandiku ci réew mi par ay agence ak yu kenn xamul bay dem bitim réew fekk ñu leen di jaay ay kër yu nekk ci extérieur mu doon lu doy waar. doon ñetti poñ yoo xam ne man ñetti poñ yu may ñaawlu la parce que benn bu ci nekk dafa am ñu manqué à leur devoir et à leur travail Mbayang Diop bi muy jóge Sénégal dem Arabie Saoudite am na fu mu jaar su dee agence la nan la agence ba taxawee parce que réew mi dañu ne libre association ku nekk am nga droit def association nangam. tey ñu ne ay agence ñoo fi nekk yoo xam ne da ngay ànd boo bëggee génn nga dem agence yooyu nekk en cohésion ak Arabie Saoudite mi nga xam ni moom dëkkam wax nag saoudien bu nekk am nga droit indi ñaari nit ki lay liggéeyal sa biir kër ak ki lay joxal sa liggéey ak ki lay dawalal donc ñaari nit yooyu mu joxe droit ñoom ñu koy wutee ji nuñ ko mën a amee soo xasee ba dugg fa day mel ni propriété wu ka nga nekkal nga alalam nga loolu ñun Sénégal dégg wuñu ko noonu parce que ñun xamuñu ne nit dina ko moom nanguwuñu boobu charte kon état du Sénégal déjà si dem boobu rek lan moo ciy rolam kooku jóge fi nag signé loo xam ne déggul làkk ba
signé pour dem ci réew moo xam ne déggul làkk officiel ba parce que làkk bi arabe la mais am na làkk bu ñuy wax anglais bu ñu fay làkk mu signé na contrat boo xam ne mënu koo lire joxu ko agent assermenté pour mu représenter ko bala muy dem ci contrat boobu yegg nag safaan dal ko fa te Sénégal melul ne Philippines ndax Philippines seen ministre de la migration et de l'emploi jigéen la joo xam ne ba Arabie Saoudite bañ fa amee problème moo daal di déparé foofa ñëw fekk si leen ne leen tey ngeen jël sama nit kii tëj ko mbaa ngeen jëm si dara ma jël Philippins yëpp delloo leen si réew mi tey bisu tey ak bisu ëllëg ndax nag réew rekk la ay soxlaam lay wax yow nga am say soxla di ko wax. te dossier Mbayang Diop bi may wax ne waroon nañ cee mën a oo koo xam ne ambassadeur la woon booba nit ku ñuul presque naar considéré ko mu nekk ambassadeur du Sénégal Caire ba mu jóge mu doon ambassadeur du Sénégal ci réewu arab yi ko wër yépp Moustapha Cissé Pire ñépp xam nañ ko ca début bi laa ne woon nañu yónni ñu mel noonu xam ne dégg nañ arab xam nañ culture arabe ndax ñu nag arab bokkuñu culture xam nañu diplomatie arabe mais am nañu xam-xam ak itam am nañu fa ay réseau ak i branchement yoo xam ne suñ ko boolee ak ñaan gi Arabie Saoudite doon ñaan Sénégal ay soldats bëggoon ñu ñëw taxawu leen booy def négociation da ngay yóbbu bagage boo ma laajalee lii ma jox la lii soo demee ca booba dañu waroon négocier pour mun a fexe xale bi dellu si ci biir dëkk bi parce que li am na ba noppi il faut ñu trouver solution booba temps laa doon joxe exemple Yaya Jammeh nit ñi naan ma ce n'est pas un très bon exemple mais man li ma jàpp mooy sama njaboot laa bëgg mu ñoŋ sama njaboot mooy Mbayang Diop su dee Yaya Jammeh góorgóorlu na ba jubóog ay dëkkandoom ba safaan bi jógee ku nekk naan du nit ku baax ak nii ak nii dañ koy jàpp ak ñi naan dañ koy nàngam moom ay dëkkandoom si la sukkandiku def stratégie ba génn dem xaw ma lu ko ci fekk ëllëg mais en tout cas def na stratégie ak ñi mu dëkkandool def diplomatie ba ñu génnee ko yóbbu ba boole ko sax ak alal moo tax nit ak lu la mën a arrivé war nga jël sa diplomatie def sa coopération mais seet ña ca yell ñu dox dossier yi gunge ko tey Mbayang Diop nag am na porox ndoll bu am ci dossier am. mooy reyuñu ko. non seulement reyuñu ko mais nee nañu tamit doomam ay doom yu ndaw la yore te loolu pesé na ci balance bi donc war nañ ci mën a góorgóorlu ba delloosi ko ci réewam même bu amee peine bu muy purger mu purger ko ci biir réewam auprès de sa famille. di waxaat état aussi ne ko l'état est un tout ñun ñëpp si lañ bokk suñu amatee ay dossiers ñuy jël nit ñi di leen def à contribution ñu leen di gunge. ñoo xam ne mën nañu taxaw de manière bénévole et responsable nekk ci secteur bi parce que am na loo xam ne sañ-sañu état la ñun duñ si dugg mais état war na mën a def appel à certaines associations à certains individus à des institutions comme les confréries ak nen ñu mel noonu boole leen ci ñu gën a jàppandu ci dossiers yi pour mu gën a mën a tax. kon daal yow am nga ci yaakaar. waaw xam nga yaakaar bu rëy la ndax fii ñu toll ni tamit c'est une très bonne avancée ku ñu ne woon dañ koy rey ba tey ñu ne tëj nañ ko giiru dundam. loolu avancé la en tout cas ci liñ ci dégg parce que nag li ma ci amagum yëpp officielul dama ko dégg rek maa ngi xaar tamit ba xam officiellement dëgg-dëgg lan la jugement bi génnee. d'accord mais madame la ministre nag ginnaaw tamit wàllum social bi ba tey wàllum politique xam nga lii ngay expliquer. gaaw nga dem de. yu parce que yu bëree tamit. xam nga il faut muy jaar ay. assemblée et cetera sa kuréel gii nga xam ne maanaam moom nga jiite. di sa ONG bi tamit. ñëpp dañ doon wax ne daal maanaam Ngoné Ndoye moom wàllum social bi et cetera est-ce que mën nga ñu wax tey yow kuréel gi benn. lan moo ko tax a jóg ñaar. ay projet yoo xamante ni itam yaa ngi ci nii en cours. ak daal. jërëjëf jërëjëf Hadj Ahmed ci question bi am na solo. FEMIDEC turam rek day wuyu. mooy soxna yi femme enfant seen njaboot ci biir migration ak développement communautaire nan lañ mën a wéyalee développement wu réew mi ñu jóge partant de réew ma ñu nekk muy loo xam ni parce que nit ki tam loo tukki ñibbisi loolu muy problématique bu yaatu li tax nag mu doon lu am solo pour man mooy tey jii seetlu nañ ne de plus en plus jigéen ñi ñoo yore acte de développement yi rawatina ci Afrique de l'Ouest te politique migratoire bi sóoru leen li mu sóor mooy xale bu góor bi jóge ci dëkk bi di tukki xale bu jóor bi jóge ci dëkk bi tukki buy lew
ak i tukki bi naqaree tudd muy migration irrégulière mais tamit tudd ki nga xam ne xëy na dafa jàngi woon mbaa mu wuti woon xam-xam mbaa mu wuti woon sañ-sañ te mujjee faa toog lang ndax am na fa liggéey bu baax. jigéen bi nga xam ne nag kooku daf koo takk muy soxnaam mbaa boog muy xale bu amul jabar waaye am waajur bu jigéen boo xam ni xëy na moo tekki ay lamam ak i jaaroom ngir bëgg doomam dem yooyu jigéen lañu sóorul ci problématique bi ñun nag ñu jël leen en charge parce que toog ci kër gi di xaar soo ko joxee liggéey ka dem dina mën a dajale pour ñëw waaye su liggéeyulee toujours mu ngi laaj ka dem kooku itam lu mu dajale rek une semaine ñu wax ko soxla ci réew mi mu yónnee ko du ma sa ñibbi si mukk te tukki nag ñëw moo ko tax am valeur ñu bëgg teg soxna yooyu nag ci lu ñuy jàppandi ba xëy na bu ñuy namm nit ñi sax dañ leen di namm ngir cofeel waaye dañ leen namm ngir soxla soxna yooyu par la même occasion ñuy valoriser li nga xam ne moom la ñu am sunu réew Ahmed Aïdara sunu sang lekkuñu dara lu ñu defaree ci réew mi nasaraan bi dafa yeewu bi mu duggee ci sunu réew yi Afrique mburu la ñu jëkk a jaay xam nga tey ko xëy mburu rek ngay lijjanti. dëgg la su jant sowee mburu rek nga bëgg pour reer te blé bi dañ ne kenn du ko bayee Afrique ñu daal di dàq sunu dugub indi seen blé kon dundal ñoom seen agriculture daaneel ñun sunu base alimentation parce que dugub rek lañ daan yor loolu ñu ko weccee nag day daaneel sunu économie en même temps parce que dugub ji nga daan def cere dund ci mbaa nga def ci araw laax ci fonde ci mbaa nga càkkri ci dugub jooju soo ko utiliser tul soo ko bayatul soo ko valoriser tul jigéen ñi taayal pour di ko defar njaboot gi dañuy xiif. ana état consommons local bi ñuy wax nii ak publicité yeeg li mais est-ce que sur le terrain dëggantaan yaay ñoom ñooñu li ñuy wax noonu sax est-ce que. waa jikko bi laa la indil jikko bi ñu nasaraan bi naxee ba gëmloo ñu mburu ba pare xam nga dafa sori te yàgg. mais am nañu indépendance. ba tey indépendance bi yoo xam naa am nañu drapeau constitution jaaraama ñoo ko dox. mais man indépendance bi ma bëgg dama bëgg mu effective ci sunu dund man ak yow dama bëgg man ak yow suñu xëyee liggéey lekk lu jóge Sénégal mais yow mburu mi ngay lekk blé bi jógewul Sénégal fromage ba beurre ba sucre ba sax bëggoo bu CSS bi yaa ngi bëgg bu jóge bitim réew waaw wala déet tout arsenal boobu yëpp nga xëy ndekkee ko àll xëy solu aj amet léegi sax tailleur yaa ngi góorgóorlu li defar li ngay def nii waaye li nga sol fan la ñu ràbbee piis bi du Sénégal boo waajee di dem boo yéegee ci sa bureau lépp loo jumtukaayoo bitim réew la jóge FEMIDEC dafa bëgg Sénégal dunde li mu am pour mën a jox liggéey ay doomam kon jigéen ñi am ci part de responsabilité bu rëy parce que ñoo war a dellu si waat ci togg yooyu ngir santé bi aussi tension amewul woon nii. campagne la laaj ci la man dama wax waaye bu yeboo ma des ci télé bi damay continuer di wax. mais mooy la laaj. te am nañu seen waaw yàlla dina indi gunge parce que am na ñu koy dégg mu intéressé leen ñu ñuy woo di ànd ak ñun ci liggéey donc war na léegi ñu fexewaat ba dugub boobu dellu ci suñu alimentation ne serait-ce que pour des questions de santé ndax tey li ñu constaté ci diabète constaté ko ci tension man de âgé wu ma trop mais xaw ma ko woon bu njëkk tey jii ku dox tuuti ñu ne daanu na dee na parce que mayonnaise yi ñuy utiliser diwlin yu bon ñuy utiliser te amoon suñu gerte te nasaraan bi kat ba ñu changé ñun suñu gerte ñoom dañoo continuer def seen lesieur ngeen baal ma ci publicité bi am seen gerte di ko def diw di ko yóbbu te borom bakken yi rek borom barke yi rek nasaraan bi ñoom ñoo koy lekk extérieur parce que mooy meilleur arachide meilleur huile bi ñu mën a am tey huile végétale li ñuy indil boo ko tegee tuuti mu way xeetu huile bu nekk mu ngi Sénégal xeetu mayonnaise bu nekk kenn defareetu ko nen. jigéen ñi nag am nañ ci part de responsabilité. moo tax may wax ak jigéen ñi. jigéen ñooñu nag ñoo war a gëm ni teg sa table ba mu fees ak condiment yu lay lor nañu fexe ba delloo si base à la base suñuy gàncax mais nag suñu doom yi jàng. def science def biologie di def recherche def nag recherche suñuy produit may tudd Ajaratu Astu Fay mi nga xam ne mooy présidente association restauratrice yi defal na ma ay crêpes yoo xam ne ñebbe lañ ko defaree day defar yépp ngi nekk ci biir tablette bi day defar ay sànqal royal yoo xam ne buñ ko toggee kaas ko ba mu mel ni couscous marocain
mariner ko def kii ko not ko ba teg ko. mais defar bi rek doyul de. da ngay boole ko tam wàcc sur le terrain. moo tax ñu di ko dox maa ngi campagne maa ngi dox dama ci wet nag waaye jigéen ñaa ngi may déglu xam nga ñun nag dañu amul doole moo tax duñu am bruit waaye ñu ngi dox doxu suuf te ñu ngi mel ni kuy yaatu jigéen ñaa ngi ñuy dégg te bëgg nañ ñi ñuy tuusee ceeb ci seen biir kër yi di ñaan yàlla muy ceebu dëkk bi ñuy tuusee noonu dugub ji nga xam ne ñun def nañ ko cere ba pare di ko jaay en gros par 15 20 25 kilos famille yi di ko jënd pour di ko dugal seen biir kër yi di ko dundee dinañ defar araw bu frais boo xam ne du wow ci consulteur yi lañ koy dugal jamono boo ñëwee jënd paquet laax léegi mbala nga fonde léegi am produit frais. donc Femidec mu ngi valoriser loolu par la femme bi nga xam ne moo fi nekk. lu ñu liggéey nag fii Sénégal jàll na ba bitim réew ci jigéen ñi nekk bitim réew ñoom itam te bëgg a dundee loolu mais surtout bëgg di valoriser ñoom seen toogaay te fekk duñu fay kenn. yaatu na dafa mel da nga bëgg poser benn question moo tax ma taxaw parce que Femidec moom. dañoo war a dem publicité. li mu nekk dafa yaatu ñu dem publicité dellu si waat. baax na incha allah taala. kon nañ dem publicité dellu si waat. mbokk yi ginnaaw publicité bi nag ñu dellu si waat rek ak présidente Femidec madame la ministre Ngoné Ndoye mais yaa ngi woon ci lu am solo ñu nekkoon tam ci wàllum consommation local boobu ngay wax. ak Femidec tam sa kuréel gi mais partenaires yooyu ngay wax xam naa sax tuddoo partenaires yi à part jigéen ñi wax mais est-ce que état ci boppam bokk na si say partenaires parce que li nga fi wax lu diis la. amuñu partenaire. même état xam nga lu ñu am. même état. ngor ak jom ak fitu dem ci kanam. parce que dara duñu téye bu soobee yàlla. mais état mënu cee ñàkkee ci li ñu yaakaar xanaa. état pour mu xam la da lay déglu pour mu jàppale la da lay dégg mais état dafa insaisissable état mënoo ko jot ni par ses structures mënoo ko jot ni par ses institutions mënoo ko jot sa ala rawatina par ses ministères. ah bon léegi nag bu ñu waaxoo ñun dem fa état nekk toog fa ñu waaxu toog fa. c'est-à-dire. Alaaji Ahmed Aïdara. su fekkoonte ne soxna Mbayang Diop mii formé woon nañ ko fii ci Sénégal. ca la mu wuti. jàngal ko togg jàngal ko ndugg jàngal ko ràññee produit yi xamal ko culture arabe xamal ko culture bitim réew xamal ko ne bu yeggee buy dem war naa tàggu réewam par les bawos su yeggee war naa nuyu réewam par le consulat xamal ko nan la war a tukkee kon tey xëy na lii ko dal du ko dal mais ñun bu ñuy def loolu état teguñu loxo jàppalewuñu gungewuñu day am foo xam ne nii ñun dañuy bëgg a waaxul suñu bopp fa ñuy joxee ñëpp ñu mën a amal suñu bopp su fekkente ni Femidec dafa taxaw pour ñu valoriser suñuy produits ba mën a développer l'économie de nos terroirs à la base fi nga xam ne mooy communes yi ba mën a jug nag dem au sommet lu dul état taxaw lu ñu war a liggéey état di ko liggéey communes yi suñu waree tabax logement social pour dugal ca menuisier yaag maçon yaag entrepreneur locaux yi ci seeni gox état ñëw wut moom entrepreneur am au niveau national mbaa mu jëli ji ko ba Maroc tabaxloo ko mbaa mu jëli ji ko ba Chine tabaxloo ko suñuy doom duñu liggéey suñuy borom kër duñu liggéey suñuy jarbaat duñu liggéey suñuy collectivité locale duñu am koom-koom kon waa Bettenty dinañ am koom-koom gu ñu doxee ñun dañuy waaxu ba fa nga xam ni ku fa laaj baat am ko fa su fekkente ni Femidec dafa taxaw ci changement de comportement ndax tey prévention routière mu ngi jël jigéen def ko au centre parce que xam nañu jigéen mooy attention wane nañ benn soxna boo xam ne borom kër mu ngi jël scooter mu dab ko ak casquette soxna boo xam ne doomam a ngi jël scooter mu dab ko ak casquette keneen koo xam ni mu ngi dem ci géej ñu dab ko par téléphone portable ak gilet de sauvetage lépp ñu teg ko ci loxo lonk ko ci soxna su dee ñun am nañ programme boo xam ne day yegg ci loolu ci prévention ak accompagnement état dégluwuñu dañuy dox ñun ba parlement wuti suñu part ci budget état. très bien ni nga waxee suñu soxla waaw ni nga waxee moom maanaam nit ñi moom ñu ngi lay seetaan te dégg nañ bu baax. li nga wax maanaam instant de décision yi wala fa ñuy voté ji loi yi ñun comme que état dégluwuñu dañuy waaxu dem ba foofee mooy maanaam Ngoné Ndoye élection député yi da nga koy dem. loolu taxatul ñuy wax. ah loolu nga wax de. loolu mooy neex a neex. demal jàmm. député yi ak salaam. ah bon. man damay def liste indépendante ànd ceeg ñu xam ànd ceeg ñu mën. ànd ceeg ñu dund réalité sociale yi xam am ay solution ñu dem wuti ji baatu askan bi pour mun a dem trôner au Parlement du Sénégal Alaaji Ahmed Aïdara mënuñoo concevoir que politique yi état bi di def yëpp di politique am solo
des politiques macroéconomiques importantes ñu di ko jëkkaani man sama problème fondamental c'est l'emploi des jeunes et la sécurité des femmes parce que bu xale yi liggéeyee jigéen ñi am ci lu ñu jàpp rek li ci des day yomb te day baax mais programme état bi gën a am importance tey ñu di ko wax PUDC état bi réaliser lu ko boppam daf ko santaane koo xam ne dañ xaaroon ci moom dimbal mu jël loola santaane ko keneen su fekkente ne dañu bëgg dem tabax suñu doom yi doon ay maçon état bu liggéeyloowul Maroc ma ngay liggéeyloo Chine tey dégg naa ne 10 000 hectares xaw ma Maroc am na ko fële ca Fuuta dégg laa ci am leeruma fi nga xam ne nag suñu njaboot fa lañ war a toog mën a liggéey moom suñu bopp gérer suñu ay ressources su fekkente ne toujours dañ koy dénk ñeneen ñun dañuy jatu pour dem fa ñuy dénkaane fa ñuy joxe ci parlement bi ak ci décentralisation mu ci collectivité locale yi sunu baat nekk fa ndax ñu retenir lépp nag ci biir réew mi. lépp ci biir réew mi mais nag ni nga waxee daal mooy nee nga dinañu ànd ak nit ñu xam mbir mi. nit ñu xam social nit ñu ci yàgg maanaam kon da ngay dem coalition. pas seulement social xam nga liste indépendante la. ñu am xam-xam lañ ciy rangale. da ngeen dem coalition. xam nga yéen a ngi dégg ñu am xam-xam la ñuy boole xam nga ay coalition ko yooyu ay turu nasaraan la yoo xam ne daf ñuy tardeel man am na moo yoo xam ne. waaw d'accord dama bëgg a wax ne rek maanaam nekkul ne yow daal. liste indépendante kay ay indépendant ñoo ciy daje ay nit yoo xam ne de kenn ku nekk am xarañ nga ci domaine boo xam ne dafa important. parce que am nañu xarañ ci wàllu franc CFA wàllu économie am ñu xarañ ci développement des terroirs am ñu xarañ ci décentralisation am ci ay buntu nag teg ci ay programme yu leer di ci wax depuis 5 ans comme dégluwuñu leen. ñu dem doxali ji seen bopp àgg fa ñuy dogale influer sur les décisions pour mën njotu réew mi. ci nguur ngeen nekk wala ci opposition. nii la nii loolu présidentielle nii la nii loolu man ko wattu. jotewuñu ak président bi lenn ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér ak jàmm ak teraanga. te bokk leen tam ci opposition. ànduñoo ak moom. opposition bi ñu ngi leen di àndal fan bu gudd ak teraanga ak nekkin ak pas-pas ci li ñu doon. ànduñu ak ñoom ndax dañu bokkul ay préoccupation. bokk leen préoccupation. suñuy préoccupation ñun wax naa ko léegi. naka la ñuy xettalee nit ñi ba ñu dund lekk seen ngor am liggéey dunde seen ngor texeel alalu réew mi téye ko ñoŋal ko. réseaux sociaux yi nag moom moo tax daal ba benn réunion fi mu nekk nii umpatul kenn léeg-léeg ñu gis nag honorable député Diop Sy ak Ngoné Ndoye ñoom ñëpp daal di daje ñooñu ñëpp ci lañ bokk. tudd nga ñaar ñoo xam ne social rek lañ leen xam tudd nga ñaar ñoo xam ne xettale rek lañ leen xamee tudd nga ñaar ñoo xam ne boole nañu fonk diine fonk seen ngor tudd nga président Diop Sy ku mën a joxe emploi ku mën a taxaw doomu aadama ku mën a jàppal nit te du ci feeñ ku humble am humilité nit ki da ngay humble fonk nit ñi naw nit ñi tey dimbalee di xaar bis boo gis bis lay fay maam koy lebal man ku ma xam ku nekk depuis décentralisation sama commune ba tey la ko dale ci blouse yaag fourniture yeeg gaal ya nu jox xale cëwlee nag emploi yi ñu leen séddaleeg financement non remboursable pour jigéen ñeeg du ma def bilan Rufisque Est ñëpp xam nañu kan mooy soxna Ngoné Ndoye ñëpp xam nañ ne diine ak ngor rek a ma ñor liggéeyal doomu aadama yi wax fànn boobu nag la ñu ne xeexuñu kenn xulowuñu kenn jàppalewuñu kenn contrewuñu kenn volet boobu daal jamono bu soxlaa ci assemblée nationale bëgg nañ faa taxawee groupe parlementaire bu dëgër bu mën a influer sur les décisions. yaa Diop Sy jamono ak ñi ànd ak ñun. mais yéen a bokk liste quand même. bu ak jàmm ak salaam ñooy ànd incha allahu taala man ak président Diop Sy ñoo bokk liste te ñooy ànd. ñoo ànd di fi mu nekk nii di lëmbe biir Sénégal nekkuñu nag ci rajo nekkuñu ci télé waaye ñu ci xolu doomu aadama yi. li ñu jaaxaloon ci Ngoné Ndoye madame la ministre ak honorable député Diop Sy daal plateau biir Dakar rek Ngoné Ndoye Tëngéej mais bi yoon dañ leen gis daal maanaam yéen a nga Touba. fa tabarakallah Thiès. waaw te dégg naa sax am na ko ma wax ne ma yéen a ngi waajal Casamance. waaw incha allah. te demagu leen Casamance. fa lañ jëm. suñu élément yaa ngi fa. waaw moom. Saint-Louis Kaolack oui nous sommes présents là-bas ñu ngi may woo Diourbel ñu ngi may woo aussi du man maay wax nit ñi ñoo lay woo nit ñi ñoo gis li ñuy wax te nit ñi sonn ci coowu politicienne nit ñi dañ bëgg ko teg lu leer programme laa yore bu leer nañ mu doy leen président Diop Sy gis programme bi wóolu ko def ko cheval de bataille muy programme boo xam ne programme d'état la mën na jox réew mi liggéey xale yëpp mën nañ cee liggéey te mën na jox réew mi njotu boppam maanaam réew mi dina téye koom-koomam ak alalam du dépendre ci kenn. man mënuma dégg ñu ne jam ñaaju ñu ngi fay jox chinois yi barab bu ñu war a liggéey amuñu fi place te ñun suñuy doom nekk fi suñuy jarbaat nekk fi jaaduwul ñuy jël suuf suñu war a béyee ñu di ko jox ay yeneen état mënuñu dégg ñun loolu amul da ngay dem tey jii ñun dañu signé ak Maroc 1964 at ba ma juddoo la ñu signé ak Maroc ne sénégalais bu dem Maroc
loo fa bëgg a ibbi na nga ko fa ibbi comme sénégalais yi comme marocain bu ñëw Sénégal loo fi bëgg a def na nga ko fi def comme sénégalais yi mais côté bii rek lay nekk dëgg côté bële du fa doon dëgg mënuma accepter réew mu mel ni France ak fi ñu jaar am programme bu ñuy wax programme financement fiduciaire dafay yaatu pour ma ko bëggee wax sommet de la Valette lañ ko defee woon muy financement bu jëm ci migration te ñun fii Afrique de l'Ouest ku ci soxla da nga war a jaar Maroc mel ni ku ñu tayle mu doon yoo xam ne dafa commencé te ñun foofu rek lañ am xam nga ñun waa Kër Cheikh lañu ñun dañoo fonk Maroc bu ñu sañoon relation yi ñu am ak ñoom dem des relations saines léeg-léeg ñu def ñoom lu ñuy neex comme li ñu def Cuba neex nañu mais dañu bëgg tamit ñu delloo ñu suñu niveau jox ñu suñu gëdd FEMIDEC nag ak président Diop Sy mi mu àndal liste bi nga xam ne moom la ñu yëkkati dañuy delloo nit ki dignitéem parce que dañ koy jox liggéey bu mu mën a téye ci ngoram fexe ba nit ñi am liggéey fexe ba nit ñi delloo si seen ngor mais fexe ba Sénégal moom ay ressources am. mais est-ce que seen coalition seen ànd bi tamit ak président Diop Sy tamit risqué wul. maanaam par rapport ak ci jamono joo xam ne nee nañu président Macky Sall moom macha allah ma ngay dajale Benno Bokk Yaakaar bi tasul ba ñoom Souleymane Ndéné sax nee nañ ca saax. te jamono jooju. man koo wattu bi tamit. ñoom góorgóorlu nañoo góorgóorlu ba liste boo xam ni fa la Gakou nekk. fa la Karim ne. fa la Khalifa Sall ne. fa la maanaam opposition bi yëpp majorité bi ñu ngi ëpp doole fa lañ ne yéen ci jamono jooju ngeen génn feneen est-ce que. ku nekk ak sa soxla. ku nekk ak sa soxla. ñi nga tudd maa ngi ko wattu Sénégal yëpp di samay càmm ñëpp. soxla bi du benn. kenn ku ci nekk. waaw xam nga ma toog nga ak man wax nga ak man ñi nga tudd ci état bi le président mi nga tudd ak ña topp ci gannaawam. xam na ma toog na ak man du loolu moo am solo pour man ñoom loolu ñuy def baax na ñun nag li ñuy def mooy ñëw nekk équilibre ba nga xam ne menuisier ba toog di liggéey ca atelier mais mode de scrutin bi xam nga tamit. dooma baal ma pare rek. waaw allez-y. menuisier ba toog ca atelier te bëgg am jëriñoo fii ci Sénégal xam ni soxna Ngoné Ndoye mii de ak liste bi ñu àndal ñoom ñoo prôné ku képp koo xam ne amuloo mobilier. Sénégal en tout cas dootuñu dugal mobilier chinois ci biir réew mi dootuñu dugal mobilier bu dul bu xale yu góor yi defar ci biir réew mi ñun loolu la ñuy prôné dañu bëgg frontières yi ñu tëjee ko ñooñu. mais ibbil suñu menuisier yi possibilité yoo xam ni parce que ñun ñoo leen di jëndal ay machine wàññi leen doole yoo xam ne état ko waroon def état moo waroon na jël machine yi gën a cher mu jënd ko subventionné ko jeune menuisier yi ñu mën a def seen talent éclore seen talent pour liggéey jeune menuisier yooyu duñu voté ci ñaari liste yële benn sama liste la ñuy voté. ah bon. ñi nga xam ne nii ñooy liggéey ci maçon yi bul xam ñan ñoo ànd ak ñun tous les ouvriers les entrepreneurs ñiy liggéey seen loxo ak seen xel. seen xalaat nekkul ci lu dul li ñuy defar te di ko jaay ñun la ñuy àndal. yéen la ñuy voté ñun ñu ngi dox bëgguma nga ñu willi fii suñu malaan suñu sutura parce que li ñu bëgg mooy que les gens vivent de leur métier et vivent sainement au Sénégal nit ñi dañu bëgg seen métier gis nga tailleur yi ànd ak ñun. tey liggéey en série des milliers de pantalons ñu di ko jënd parce que bëggatuñu benn pantalon bu dul bu ñu defaree ci réew mi dox parce que suñuy tailleur complet fi duñu jeex par 1000 pantalons la ñuy commandé di ko jënd. par 1000 chemises di ko jënd par chemisette robe toute faite ñun ñoo koy jënd ba pare ibbi ko ci sunu ay boutique te bés bu ñu nee bët set na tey di ngeen gis lu ngeen xamul woon Sénégal le Sénégal dina dundal boppam dunde boppam ndax day mën boppam. liste boobu nag wutu la daaneel kenn loolu mooy science bi ñun wutu ñoo daaneel kenn. wutu ñoo jël seen majorité xam nga lu ñu bëgg rek am groupe parlementaire buy influer sur les décisions importantes du pays. xam ni lépp lu ñuy wax majorité mécanique aussi yenn saa yi day yàq liggéeyu ñenn ñu mel ni yéen ñu ne da ngeen fi bëgg dootul mën am xam nga tax majorité mécanique dootul mën am. waaw parce que équilibre mooy am assemblée nationale. loolu nga xalaat état bi daf ciy am opposition bi am ci ñun ñii nga xam ne nous sommes les indépendants ñu am ci. ba xam ne au contraire ñun ñooy def la solution. mais ni ñun ñooy nekk la solution. xalaat nga ni kon dina changer bi yoon. législative bi xam nga tam nag moo tax ma ni député dañ koy tànn. waaw loolu laa wax. damay invité sénégalais yi. waaw ñu tànn ñi ñuy jox seen baat. élection député parlement dootul sax mbiru parti. dafa nekk mbiru individu. tànn kan laay teg kii kan la kii lan la mën kii lan la xam kii luy jaar-jaaram kii nan la joxe ci solution moo tax député day am programme. ñun nag ñi ñu àndal kenn ku ne nee naa la ki nga xam ne nii moom la ñu bëgg mu taxaw ci wàllu zone franc bi daf ci am xam-xam. ba xam naka la Sénégal di mën a génnee ci euro jox turam xanaa dina ñëw parce que ñun bëgguñu ko nuy galgal bëgguñu ko nu kii dañu bëgg dund di leen ñaan ngeen ñaanal ñu yàgg feek yéen ngir mën leen taxaw suñu bopp qualité nit yi nekk ci biir
xam-xam yi ñu am dajale ko boole ko pas-pas yi ñu am ak itam nag ñu doon ñoo xam ne xam nañ leen mën nañ dafa am nit mënul def tëpp lay rek ñu ne parti bu mag moo ko def parlementaire mu ñëw taxaw te du xam sax les b.a.-ba du travail Sénégal amatul boobu jot. Sénégal amatul jotu di làmbaatu dafa bëgg dem à l'essentiel. mais madame la ministre ay pharmaciens ngi ci biir. ay médecins ngi ci biir. corps de métier boo xalaat ay silmaxaa ngi ci biir. am nañu ay handicapés yi nga xam ne ni tey bu ñu taxawoon def plaidoyer expliquer la di nga ne ñii fan la ñu nekkoon ci biir Sénégal te toujours nit ñaa ngi leen di utiliser ñu leen di utal mbooloo ak di leen taxaw te fekk na l'essentiel duñ ci nekk. d'accord mais madame la ministre nag gis nga tamit assemblée ni muy doxee nag am nañ yaakaar ni xëy na yii di ñëw moom dina soppeeku ñoo xam ne dañuy dem dugg ay indépendant mais gars yi tamit bu ñuy defar groupe parlementaire yi waxaale mel ni tulleeg màlle léeg-léeg sax ñu indi ay coppite ci règlement intérieur groupe parlementaire bu war a def 12 bu war a def 10 léegi sax ñu ne changé nañ ko léegi nekk na 12 changé nañ léegi règlement intérieur pourquoi parce que xëj na kii am na 11 bu ma teqee bu ma ne léegi 12 la du matal. su ko defee nag yooyu moo tax parti politique yooyu dinañ ko doxee waxee ko ñoom yooyu dinañ ko lijjanti xam nga man fu ma toll. dama bëgg waa Sénégal liggéey lekk naan dund faju mooy sama mais xalaatoo dem ba foofu daal maanaam di bokk ci ay groupe parlementaire ñun ñoo ànd ñun nous sommes ensemble. suñu amee groupe parlementaire suñu groupe la. waaw su ko ëppee suñu groupe rek lay yem su ko motulee nous serons indépendants. demuñu fenn. waaw parce que loolu mooy tax li ñu bëgg a jouer ci rôle ñu mën ko jouer sunu li ñu wax ak sénégalais yi ñu mën ko assumer te loolu mën na nekk avantage du président de la république mën na nekk avantage du opposition bi pourvu que kenn ku nekk li ñuy présenter na doon loo xam ni argumentaire yi ñu koy defal day normal bu ko gis ànd ci dégg ko mu baaxal pour askan bi te bañ a nekk yoo xam ne dañuy def sur place ak di werante turu nit ak du loolu moo ñu amal solo li ñu amal solo ñun suñu groupe bii nit ñi lekk lu leen lew di faju di jàng am classe yu njàng suñu doom yi mënatuñ sax liir éducation wolof bi nga xam ne moom la ñu nàmp suñuy langue nationale yi nekk suñu biir yaram ñu teg ko fi dem jël langue nasaraan bi ne nañ si jàng est-ce que xam nga suñu xale yu góor yi ak suñu jigéen ñi su doon ci langue bi ñu nàmp la ñu jàngee kon duñu toog di wër ay scientifique parce que dinañ comprendre li ñuy wax dinañ xam li ñuy wax tey jii assemblée de femmes bu ñu toogee defar seen natt rek wala seen tontine nga bàyyi leen xel di déglu stratégie ya fay génn mën na yor réew parce que loolu la ñu yore marché yi di ci natt loo xam ne tey moom la ñuy demee Makka moom la ñuy demee Chine moom la ñuy demee Dubaï moom la ñu yor di ko tabaxi kër yi di ko taxawoo seen càmmiñ ak seen borom kër yi mais surtout moom la ñuy développer l'économie de la sous-région jigéen ñi ñooy jaayante ki jëndante cuup yeeg wax yeeg ñam bi am fii te amul fëleeg haricot vert beeg leneen li nekk fi te nekkul fële jigéen ñaa ngi def une commercialisation bu wër Afrique de l'Ouest ba xam ne dana faciliter Union africaine bi ñu manqué ba nga xam ne moom Union européenne waajal na boppam ñun mënuñoo fexe ba waajal suñu bopp nekk benn. d'accord mais madame la ministre ñaari minutes rek moom moo des ñu bëree bëri. émission bi nag tuuti na. waaw tuuti mais xëy na dafa neex moo tax mu gàtt mais Diop si moom. gisoon nañ ne daal maanaam majorité mouvance présidentielle bi la gënoon a jege ñu xëy rek ñu ne ñoom daal ñu ngay defar liste ak ñoom Ngoné Ndoye loolu tamit. man de li ma xamoon ci moom Diop si te xam ko ci ba tey. mooy dafa demoon élection moom rek. waaw nekk député moom rek. du benn coalition wala benn groupe moo ko tax mu dem élection nekk député boo xam ne maa ngi ko xamoon nag ci PDS fa laa gisoon muy wax ak a dox groupe parlementaire ñoom Fada Diagne fa laa ko xamoon ak ñoom Adjaratou Aïda Mbodj foofu laa ko xamoon muy évoluer donc bu ñu nee dafa proche mouvance présidentielle du ma comprendre mais foofu daal laa gisoon muy évoluer wax dëgg yàlla ba bi nga xamee ne am nañ sax difficulté moom nekkoon na ci élément bu déterminant ci fi mu war a féete wala feneen fu mu war a féete nit ñi nag ñoo xam lu tax ñu analyser noonu xam nga léeg-léeg aussi ñu wax ne chef d'entreprise yi ni homme d'affaires yi moom du ñuy faral daal di opposé au pouvoir te moom homme d'affaires la wala moom yooyu moom dund ko moom xam nga nag man duma extrapoler ci jàmbur Sénégal fi mu nekk dafa bëri ñoo xam ne duñu dem ñooy jàngul tari fekk nit ku toog rek ñu wutal ko tur ak sant ak dëkkuwaay man mënuma dugg ci maayanu jàmbur li ma xam te wane ko muy acte mu posé ko mooy Diop si liste boppam la demee élection nekk député boppam kenn du ko ne maa la def député li ma xamit mooy ba mu nekkee assemblée nationale gis naa ko ci groupe bi ñoom Fada Diagne ak Aïda Mbodj loolu laa xam ci moom léegi nag homme d'affaires la def liggéeyam ku liggéey bu baax di wut marché wutin bu baax di jaar ci yoon dañ lay jox marché dañ lay liggéeyloo c'est un Sénégalais il a le droit d'exister dans ce pays il a le droit de travailler donc loolu bu koy def toog ba gis ñuy liggéey bu mel nii mu dérangé wu ñëw ne ma programme bi déggul naa ko saytu naa ko
je suis prêt à ce que ñu ànd yaatal ko ci biir Sénégal fexe ba jigéen ñëpp am liggéey xale yi am liggéey bàyyi mbënd mi ñuy dox fexe ba tamit Sénégal mën a téye ay ressources sama alalam ab koom-koomam loolu man moom bu ma ci àndulee sax li ma wax ne mooy sama vocation day dëng. day waaw madame la ministre léegi nag da ngay tàggoo nee nga temps bi dafa xat man dëgg-dëgg satisfaitu ma ci émission bi nag dama bëgg wax sa président Bougane Gueye Dany na la yokkal 30 minutes ci sa programme parce que yow la Sénégal di déglu yow la réew mi di déglu El Hadj Ahmed Aïdara te it Sen TV day télé bu neex ñëpp te da ngay jóg di dem ci këru autorités yi di waxtaan ak ñoom di dem ci këru taalibe yi mel ne man di waxtaan ak ñoom donc nag en tout cas maa ngi sant bu baax ci li ngeen ma abal ci plateau bi mu mën ci wax samay xalaat des na waaye du ñàkk ma yeggati ko ak Pape Cheikh Sylla wala ma yeggale ko ak Adjaratou Ndeye Assou Gueye mais en tout cas kontaan naa torop ci invitation bi di leen ñaanal yàlla may leen fan bu gudd bu ànd ak wér mais surtout seen télé bu bees bi yàlla def ci barke amiin incha allah amiin Ndoye mu nekkoon nag seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon seq ak madame la ministre Ngoné Ndoye di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah. xale yeeg ak wàllum immigration am nag loo xam ne dafay xew muy mbirum Mbayang Diop yaakaar naa ni yàgg nga koo dégg ba ñu xëy daal ñu ne léegi nag tëj nañ ko faf giiru dundam ca Arabie Saoudite te yow nag loolu moom daanaka yow sa dossier sax. waaw ma dellu si waat ci soxna yi lépp ci ñun lay dal ñun lépp lu metti ci soxna yi lay dal maa ngi profité def appel jigéen ñëpp yu nekk Sénégal ak sous-région Afrique de l'Ouest ñu gën a am pas-pas ak takkute ci sunu soxla yi nga xam ne ñun ñoo ko moom te ñun ñoo koy yëkk xam nga soo jugee bettenti bàyyi fa jigéen ñooñu désarroi bi ñu bàyyi seen gannaaw ci seeni doom ci seeni goro ci seeni borom kër ca dëkk ba ca sax la ñu doon liggéey mu war a sooxe du jour au lendemain kooku désert la tey xale bu xonk coy xale bu ndaw d'abord jóge Sénégal rek wuti daawul am xale bu jigéen bu ndaw jóg ànd ak jibbu boppam di wuti mooy am na lu xew ci réew mi tam bu ñu toogee ba immigration ay xale yu jigéen di dugg ci gaal ak affronter désert bi ñenn ñi sax dañuy ëmb ñi ci des dañuy yore lokkas na ko xale yu ndaw dem di wuti ji lu ñu am mooy problème am na. ñàkkub liggéey. boroom kër yi nga xam ne ñoo jur xale itam te nangu leen a bàyyi ñuy dem mooy ñoom itam amuñu pexe mais li gën a garaaw te gën a doy waar te gën a attirer suñu attention mooy état ñàkk mën a taxawu ay ndawam yooyu nga xam ni ñu ngi am fu ñuy sukkandiku ci réew mi par ay agence ak yu kenn xamul. bay dem bitim réew fekk ñu leen di jaay ay kër yu nekk ci extérieur mu doon lu doy waar doon ñetti poñ yoo xam ne man ñetti poñ yu may. di Ngoné Ndoye moom mi nga xam ne nag moom mooy présidente tamit FEMIDEC ci wàllum jigéen xale ak wàllum immigration nag ci lay yëngu madame la ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax El Hadj Ahmed. di fay itam sa téléspectateur yëpp. di nuyu di leen nuyu mais surtout di nuyu sa équipe. di nuyu sa direction de service di nuyu itam seen kër alhamdulilah. ñu daal di dooree laaj yi nag balaa ñëw sax ci wàllum politique parce que dëkk bi moom kenn du ne Ngoné Ndoye bu tëngee te sa xel du dem ci wàllum politique waaye laataa loolu nag dafa am ci yenn yoo xam ne tamit yaa ngi ci comme ni ma ko ubbee rek wàllum soxna yi xale yi immigration mais dafa am daal lu xew barki Dembo Ndiaye fii ci île du Saloum yi. mu nekk loo xam ne lu tiis wu méttee méttee ba lu ëpp ñaar fukki doomu aadama sax ñàkk nañ ci daal seenu bakkan te soxna yee ca gën a bëri en tant que soxna bi nga ko déggee daal loo yëg. encore une fois la ñuy wax lu metti dalati ci soxna yi ndax ñaar fukki soxna ak benn bokkoon di liggéey ki doon dawal gaal gi rek mooy góor dem di liggéey loo xam ne dañuy ñëw di ko indil seen njaboot am témoignage bu ma dégg sax borom kër gi ne maa ko daan xiimal lëwal ma def lëwal bi xaar ko ñëwul di ko xaar ba def deuxième bi ñëwul fa lañ ma fekk woo ma loolu déjà dafay indi ba ma jëkkee jaale waa kër gi parce que jaale ñoo ñu bokkal jaale ñoo ñu bokkalul te bokk ak ñoom xalaat jaale ñi nga xam ni ñooy waa dëkk ba jaale Sénégal jaale sëriñ seeg njiitu réew yeeg liggéeykat yi parce que metti na mais surtout jaale la communauté des femmes jigéen ñi nga xam ne ñoo yor kër yi kooku ba ñu ñëwee ni ko am na toj-toj bu xew mu daw soxnaam nekk ca day indi problématique ne soxna yi léegi ñoo yore kër yi soxna yi ñooy liggéey soo xëyee 4 heures du matin ñoom ngay dajeel sooy liggéey ñoom ngay dajeel
soo ñëwee ba accès ci kër gi ñoom ngay xaar ñu indil la nga lekk indil la nga naan toppatoo la nga tëdd doog a xalaat ñoom tëdd te bala ñoo tëdd waajal seen xëyu fajar encore li muy indi mooy charge ak poids bi nekk ci soxna yi yaakaar bi ñu wéer ci seen kaw ñàkk mën a toog gi ñu ñàkk mën a toog dëkk toujours nag ci daani seen doole yàlla indi safaan boobu ci jamono boo xam ne ñu ngi jooy daakaati noppooy guñ ci jamono boo xam ne tali bi li xale bi wax barki dem bu nekkatul par benn nekkatul par ñaar par groupe bu nit lañ ne faatu nañu ci saasa dematoo sax hôpital xaar tuuti ni tali bi di ko defee noonu la ñu gisee tamit tàkk-tàkk yi di ko def marché Kaolack xam nga ne soxna yi fa lañ daan daane seen doole ma ci nuyu Daba Sylla mi nga xam ne fa lay jaayee ndékki di ci nuyu jigéen ñi nga xam ne ñëpp fa lañ daan daane seen doole marché bi xëy tàkk ranch de Dolly xëy tàkk Ndar station service ba tàkk insécurité boo xam ni dafa galopante ci sunu réew mi fi mu nekk nii lépp loo laal rek muy indi safaan lan moo xew Ahmed Aïdara ndax ci ñun la maanaam ci nit ku doxal lu mu war la doxal wala ndax ci ñun la ci responsable de service yoo xam ne manqué nañu ci lu jëm ci sécurité ak prévention ndax ci ñun la ci ñoo xam ne dañoo dëgër bopp bateau le Joola doyu leen misaal ba ñu continuer waat di def jëfin yoo xam ne xam nañ ne jubul ndax borom gaal ga nee na bi muy dem dafa gis ne ëpp na ba moom moo jóg dawal ko boppam bi ñuy dellu si bi mbir mi laata am bi mu nee équilibré leen gaal gi xëy na ci li xew-xew donc ñi ci yéeg tamit te mu neen li woon dox leen ñu préfet à la base. à la base mais médecin après la mort nag lañu ñu bëri di faral di wax lii xew fii daal at bu ne dafay xew te daal mu mel nii daal état dafa mel ni lu xaw a démissionné. bu ko defee nit ñi jëlal seen bopp seen soxla jatu dañ ne bañ ne jatu leen fekk na soccet pare soo jëlee nag sa nen yépp nga def ko ci benn këll su këll ba daanoo toj dootoo am pexe na nit ñi am loo xam ne dañ koy jëlal seen bopp en charge d'abord une conscientisation nit ki war nañ ko xamal ba mu xam lan la risqué informer ak former yooyu société civile moo koy faral di def association yi ak organisation yi mais maire yi am ci part de responsabilité ndax tam xëccoo booy xëccoo ne fekk nga am xam-xam am mën-mën parce que nit ñi jox nañ la sañ-sañ bi buñ la falee jox nañ la sañ-sañ mais tam foog nga am ay solution yoo mën a trouver ci say problématique gu population loolu moo waral ba ñuy wax porte unique ci coopération ci wàllu décentralisation dama waxoon ne décentralisation warula mën a bokk ak état fu muy wute ji coopération parce que war na mën ci coopération décentralisée ay nawleem yeneeni maire ci yeneeni dëkk yu bokk ak ñoom ay soxla comme Tëngéej ñi mu bokkee soxla ak Pays-Bas la Hollande ci wàllum avancée de la mer war nga ña nga bokkal soxla ci yeneeni réew nga am ak ñoom coopération ba mën a xettali sa réew ak sa askan maanaam sa localité moo tax itam ñi ñuy fal ci gox-goxaat yi war nañu leen a xam mais population bi war nañu am li ñuy wax le contrôle citoyen maanaam teg seen bët di saytu li ñu leen di dogalal te bañ a bàyyi ba toog ba yoxet soog a nag di rëccu di dem ci gannaaw ñu soog a nag mujjee ci état mi nga xam ne moom lañu jox sañ-sañ bu ànd ak doole. bu ànd ak doole d'accord mais madame la ministre sa kuréel gi ba léegi ni la rek comme ni ma ko waxee sànq soxna yeeg. plutôt que 3 kilomètres nañ dugg si gaal gi est-ce que tamit ñun ñu ngi am farlu loolu. ci lu demee noonu. est-ce que état amu ci part de responsabilité. moom laa wax service yi médecin après la mort. moom laa wax service yi gilet yi ñu wax ne nañ koy sol ak yooyu est-ce que contrôle baa ngi am. ci loolu mooy service yi ma lay wax. parce que bu fekkonte ni ñoom xam nañ ne dëkk bi kenn mënu ci accéder dul ndox ngay jaar. dëkk boobu warul sax am benn gaal buy jàlle nit ñi war na am plusieurs gaal gu nekk war nañu la imposer maanaam teg la sañ-sañu nga am gilet de sauvetage pour nombre de personnes ndax fu fanweer nit war a dugg. dem ba 60 et quelques personnes dugg ci xam nga jéggi na dayoo. amul contrôle amul sécuriser sa bopp man bi may nekk maire Tëngéej dama mayoon kii borom gaal yi juróomi téeméeri gilet laa leen may parce que boobu dañ leen jëndaloo nu te ñu jënd juróomi téeméeri gilet teg ko ci loxo Pierre Mboup mu dem yóbbu ko coow leen jox ko borom gaal yi ñu séddoo ko donc kenn ku ne am nga responsabilité dégg naa maire bi mu wax néew na doole ñàkk na pexe moo tax booy def décentralisation ñu koy wax communalisation à outrance maanaam nga ne commune yëpp gox yëpp da nga bëgg ñu doon ay commune am na tam gunge boo leen war a gunge yow état ci koom-koom ba ñu mën a attan seeni soxla ndax maire bi ma dégg ku xam problématique gu goxam la ku xam soxla yi ca gox ba la mais ku ñàkk doole la ku ñàkk pexe la yooyu pexe nag dafa laaj état bàyyi ci xel bàyyi ci ak taxawu te ñu bàyyi tey bu ñu loree soxna lii ñu lor ni soxna yëpp 20 soxna ak benn
ñenn ñi ànd ak lor dem tiis na tiis boo xam ne te prévention routière ñu ngi jël seen communication accès ko ci jigéen di wax ne jigéen ak prévention kon wane ne rek la femme est au cœur du processus elle est au cœur même du développement des populations ndey mooy lépp kon nañu gën a bàyyi xel soxna yi te état bi gën a bàyyi xel li